jërëjëf mbokk yi dal leen jàmm ci suñu jotaay le point corona fii ci télévision Futur Média yemoo ak tey alxamis ñeenti fan ci weeru mai ñu ñëw ci jotaay bi di waxtaanee feebar bi nga xam ne moo ne ci biir réew mi depuis boobaak léegi ëpp na ñetti weer ndax le 2 mars la fi duggoon tey ñu ngi ci le 4 juin tey li bees ci point bi nga xam ne waa Kër Docteur def nañu ko mooy ministre de la santé ànd na ci ak jëwriñ yoo xamante ne nii xëy na feebar bi woo na leen au devant de l'actualité muy jiitu ci ministre de l'intérieur couvre-feu bi nga xam ne xale yi caxabee nañu ko guddik démb gi ministre des transports ci lu nit ñi jóg ne dem beeg dikk bi ñu ko dakkaleeg léegi jural na leen ni loraange yu bari rawatina ñi ciy liggéey dinañ ci ñëw ak beneen jëwriñ bi nga xam ne nii ministre de la santé woowoon na ko ci ndigalu président de la république ndax ci conseil des ministres démb président de la république moo ci joxe ay tegtal pour ministre de la culture et de la communication gën a baral jàppale bu mu doon jàppale acteurs culturels yi ak ñi nga xam ne ñoom la yilif ci wàllu communication looloo waraloon xëy na woote tey ministre de la santé àndoon ci ay naatangoom ay jëwriñ pour ñu gunge ko ci point bi nga xam ne ni doon na ko def situation bi nag waa Kër Docteur def nañu ko présenté fi nga xam ne doomu jàngoro ji foofu la toll ci biir réew mi situation bi nga xamante ne nii def nañu ko tey wane nañu yaatalite nañu test yi ci junniy test ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñett doomu jàngoro ji feeñ na ci juróom fukki nit ak juróom-ñeent 89 cas yu bees yokk ci li nga xam ne nii moo fi nekkoon kon ñu tëdd tey ci Kër Docteur ñu leen di toppatoo seen lim romb na 1800 nit junniy nit ak juróom-ñetti téeméer yokk ci nag ñi nga xam ne nii doomu jàngoro jotoon na lu dugg waaye am nañu tan ba wér ba ñibbi seen kër kon boo jàppee ni doomu jàngoro bi mu duggee léegi ci biir réew mi ak léegi jot na fee jàpp ñeenti junniy nit ak ñaar fukk ak benn ñeent fukk ak juróom nag jot nañ cee ñàkk seen bakkan ñuy ñaan mu yem fi bu ñu xëyee suba bu ñu dégg ni lu mel li ni mel am na te doomu jàngoro ji bañ a law nattable bi nag fa la yem ndax mënoo ko méngale sax ak li xew bitim réew rawatina réew yu am doole yi nga xamante ni seen système de santé feebar bi dugg na fa tëral système de santé bi Amérique réew mi ëpp doole ci àdduna bi tey débordé nañu 100 000 morts ya romb nañu ko France 30 000 morts réew yi ñu gën a jege sax romb nañu li nga xam ne nii moom la Sénégal am moo tax ñuy ñaan yëf yi yem fi ñuy continuer di leen fàttali ni feebar bi li siy musal nit ku ne yor na ko ci sa loxo aajuwul ci borom daraja wala borom baax ba ci néew di doole bi ku ne mën na ci muccal bopp ndimbalu yàlla suñu borom ndax dañoo wax nañu boole di set ci suñuy loxo bu ñu génnee lu ñu laal balaa ñoo laalati leneen ñu raxasu ba mu set ku génn booy dugg ci kër gi it raxasu ba mu set ñu ne ñu wàññi yitte yu bari yi ndax ba léegi nag couvre-feu moo fi nekk donte xamle nañu ni yéegal nañu waxtu wi nekkatul 21h ndax couvre-feu bi ñu fàttali leen bi ñu ko jëlee ci état d'urgence bi 20h la ko kilifa yi njëkkoon a def maanaam 8h ci ngoon ñu ne am na yitte yu bari yum tënk rawatina ci weeru koor gi nañu ko yéegal tuuti indi ko 21h léegi nag danañ ko yóbbu ba 23h xanaa lu waay di dox ci bëccëg bi ba mu xaw xat balaa 23h xanaa mën na ko dox ñibbi këram ñu ne it danañ ko yóbbuwaat ba 5h du matin pour nit ñi tàmbalee dox seen yitte xëy na yitte yëpp xaj na ci wàllu waaye li ci gën a bees te indi woon fitna guddik démb gi mooy wàllu transport ndax xale yi génn di manifester ci yenn diiwaan yi transport bi bokk na ci li nga xam ne ni moo leen yëkkati ndax bu dul jakarta yi de ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu transport te ñu bari dañoo tëju ci ay régions yoo xam ne dëkkuñu fa boo demee sax amuñu fay mbokk waaye demoon nañu yóbbu ay nit mënuñoo dellu siwaat toogoon nañu ko muñ ay weer a ngi nii ndax bi ñu tëjeeg léegi ëpp na 2 weer loolu moo tax kilifa yi jël ci ay mesures yoo xam ne nii wax nañu seen yéene danañ ko woyafal app bi nee nañu dimanche la ba tax na fi waxtu wii ñuy wax ak yéen ministre des transports mu ngi daje ak acteurs yi seq transport yëpp ca jam ñaajo ca ministère ba di waxtaan ak ñoom am nañu ñu yéene woon ñu bokk ak ñun jotaay bi xëy na looloo tax seen jot mayu leen ko terewul ñi ñu fi woo yaakaar nañ ni yey nañu pour gindi ñu wax dëgg fa yàlla ndax ay acteurs lañu xam wàllu transport ak li mu ëmb yëpp am mbégte di fi dalal acteur majeur ci transport
RETRAMOS réseau des transports modernes du Sénégal seen vice-président Pape Ibrahima Diaw dalal jàmm Pape Ibrahima. asalaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateurs yëpp di la nuyu yow monsieur Cissé di nuyu sama naataango bi ma toogal di nuyu sénégalais yëpp di ñaan yàlla li fi nekk comme mbas mi yàlla teggul ñu ko ci nu mu gën a gaawee ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf Pape Ibrahima feggoog yow ci waxtaan bi sa jàkkaarloo bi Moustapha Guèye consultant sécurité routière Moustapha dalal jàmm. di nuyu Abdoulaye di la ziar di la remercier ci invitation bi di nuyu monsieur Diaw di ñaan yàlla comme ni mu ko waxee feebar bi nga xam ne dugg na fi te sonal Sénégal mu jóge fi te bàyyi ñoo suñu sago. ñaan aussi lépp loo xamante ni kilifa yi ñu ngi koy waxtaan pour muy jàmme réew mi nu ñu mën a fexee dund ak feebar bi temps mu fiy jóge mu nekk loo xamante ne askan wi dina ci gis boppam te dina ci mën a ànd ba Sénégal yëpp mën a sentir li nga xamante ne moom moo ñuy jëmee kanam. sa boobu waxtaan wi bokk na ci mesures yi nga xam ne gouvernement bi jël na ko pour woyofal restriction yi maanaam ni mu tënkee woon transport woyofal ko waaye nag enjeu bi mooy bu ñu bàyyee nit ñi demaat ci dem beeg dikk bi ñu fexe ba virus bi bu ko kenn transporté ndax wax nañ ni virus bi doomu jàngoro ji doxul ak i tànk naawul fu mu dem nite ko fa yóbbu te comme dañuy yeewiwaat nit ñi ñu tàmbali dem beeg dikk bi oto yi tàmbaliwaat dem beeg dikk bi bu ci virus bi àndee mën naa indi musiba ndax dana gën a ma tax mu law ci diiwaan yëpp dajale réew mi dinañ ci ñëw léegi ci wàll boobu ci mesure yoo xam ne nii transporteurs yi mën nañ cee joxe assurance ci ne danañ ci sabablu waaye ànd ceeg askan yëpp balaa loolu sëriñ bi Pape Ibrahima Diaw acteur transport majeur yi ci xayma bu gàtt rek balaa ñoo ñëw ci li nga xam ne sax moo leen yëkkati woon démb ak barki démb ñaxtu ne mënatu leen lii décision yi tënk wàllu dem beeg dikk bi est-ce que xëy nga ma ngeen lu mu leen yàqal ak nu ko ngeen ko dundee. waaw bien sûr loolu mën nañ ci wax parce que li mu yàqal vraiment bari na waaye dañuy toll ci moment bi nga xamante ni bii doo mun a jooy soo doo mun a yuuxu parce que nattu la boo xamante ni yàlla moo ko fi wàccee ko ci àdduna bi yëpp ñu war ko dundandoo ñun ñëpp conséquences yi war ci sóoraale tamit suñu kilifa yi bu baax a baax a baax moo tax yuuxu bi du gaaw fi ñuy yuuxoo day fekk boobu sonn nañ waaye bu ñu waxee dëgg rek su fekkee am na lu mu impacté ci liggéeykat yi jàpp naa ne secteur transport ñoo ci ëpp ay jafe-jafe secteur transport la gën a laal parce que ñun surtout plus particulièrement les chauffeurs nga xamante ne bi ñoom ñooy dawal oto yi doon fayeeku au moins déjà seen salaire baaxul salaire bu 40 000 francs moom la chauffeur yi am nga retourné salaire boobu jotatuñ ci loolu wax dëgg yàlla ku waxul méttiwul da ngay wax lu la neex retourné dem ci dëkk comme ni nga ko waxee dem ci benn dëkk boo xam ne amoo fa mbokk amoo fa kenn bëgg faa jóge pour ñibbisi sa kër mënoo ko am ñu privé la lépp loo xamante ni bi bokk na ci dem ci sa njaboot dem ak dikk te ci loolu la ñuy dundee kon bu fekkee am na impact si ñun la gën a laal donc métti moom wax dëgg yàlla romb na ko sax romb na métti bu baax c'est-à-dire ci commencement bi waxoon nañ ay mesures d'accompagnement mooy subvention bi nga xam ne état bi prévoiroon na ko bon ba waxoon ko te mu yeex trop wax dëgg yàlla mën nañ jàpp sax ne cri de cœur bi nga xam ne moom moo am ak manifestation yi nga wax yooyu yëpp yooyu moo ko andi parce que lu ñuy wax xiif moom kenn du ko tuddee sax sa doom parce que xiif nekk na loo xamante ni bii doomu aadama mënu ko muñ gars yi nag dem nañ ba xiif parce que dem bay génnee sa permis de conduire di dugg ci garage bu mécanicien yi ak ci restaurant yi di yalwaan loolu ku mu dal war ngaa xam ne métti na muy suñu mbokk yi nekk ci àll bi bu dee ñu nekk ci dëkk bi doomu aadama yi mënuñu paas li nga xamante ne bii moom moo mun a satisfaire chauffeur pour mu yóbbu leen parce que oto bi gasoil lay sol bu buggee jógee def yenn parcours yi te fayuñu ko nombre de places yi moom du ko mun gérer te léegi boo taxawee mu métti ci yow loolu daloon na suñu kaw ba nga xamante ne bii daal wax dëgg yàlla fekkee am na ku mu métti ci moom acteuru transport yi la ba tax na sax ma doon ñaanal di profité ci occasion bi barki dem bi ñu déggee déclaration ministre bi ñu dégloo sortem bi ci Sud FM benn rajo wax dëgg yàlla niñ ko déggee bu ñu sañoon ñu xoolaat ko parce que tey jii nii moom bi muy wax dafa ne subvention bi c'est pour les entreprises d'accord nañ ci parce que entreprise boo xamante ne bii dafay fay ay employés am di def tout ce qu'il faut bi feebar bi ñëwee kooku yelloo na wax dëgg yàlla subvention bu ñu xoolee nag ci wax ji
da ngeen yaakaar ne ñëpp duñ ci gis seen bopp ci ndimbal li nga xam ne état bi bëgg na koo jagleel secteur bi. waaw bu ñu tënkoo ci li ministre bi wax sorte bi ñu mujjee déglu bu ñu ci dégloo li mu wax bon foofu lañ koy mën a orienter parce que lu tax mooy tey jii nii bu fekkee da nga xool boo kàddu yi. dina rafet trop nga ne entreprise la subventionné mais par rapport ak ñun suñu secteur informel bi ñu nekk soo ñëwee ba ci pratique bi di nga xam ne. li ñu ko bëgg a doxalee suñ ko doxalee foofu la problème bi di ëppee parce que bu leen neexee ngeen def micro trottoir di ngeen gis ngeen laaj chauffeur yi ban chauffeur moo ci fayeeku ci 3 mois yi amul benn chauffeur bu ci am salaire. kon lii directive présidentielle bi ci ordonnance bi nga xam ne moom la njëkk a jël. ci ñaan njaatige yi. bu ñu amul activité aussi ñu fexe ba bu ñu libéré seen salariés yi benn. maanaam bu ñu leen mettre chômage technique. te fexe ba fay leen. lu toll ak 70% ci seen salaire. loolu du directive bu transport bi jëfee. non loolu agsiwul suñu secteur yi parce que la majorité njaatige liggéeykat yi jëfeewuñu ko. seen chauffeur yi nga xam ne ñoo leen di dawalal jëfeewuñu ko nangu nañ seen oto yi. chauffeur bu ci versé wul dañuy nangu sa oto d'ailleurs bi feebar bi gënee adi problème sax dañu ne comme que léegi feebar bi ñëw na te ñun moomuñu oto yi chauffeur yi di xaaj versement bi. parce que mënatuñu am dara bu ñu amee benn voyage jox ko borom oto bi ñoom bu ñu ci amee 1000 francs wala 2000 francs yi ñu ci dundee genn wàllu borom oto yëpp nangu lañ seen ay oto léegi su fekkente ne bi da ngay subventionné secteur boo xamante ne bii yow secteur boobu ngay subventionné ñooñu defuñu lu leen war ak seen ay employés non seulement nangu lañ seen ay oto beneen bi 3 mois de salaire yi ñu amoon yëpp fayuñu leen ko dama jàpp ne boo demee di subventionné secteur boobu liggéeykat bi moo ko gën a yelloo que ki nga xamante ne bi mooy bailleur bi moom nag fi mu ko teg en tant que ministre en tant que kilifa fi mu ko teg mooy ki nga xam ne moom moo investir mais ki nga xam ne moom moo investir bi affaire bi ñëwee mais continué wul di fay bu fekkoon dafa continuer di fay employé yi di leen fay kon subvention bu ñëwee dañ naan wax dëgg yàlla nag kii nga xam ne moom moo investir xaalisam ba pare doon daj coono te terewul bu weer bi dee mu fay ay employé am yelloo na pour ñu subventionné ko pour dàmpaay mais ñoom ñëpp bi mu amee dañoo nangu seen ay oto ñi nga xamante ñoo ci bàyyi seen ay oto muy daw as néew c'est parce que chauffeur bi mi ngi dem di verser li ciy ruus as néew ci poosu transporteur bi la jëm parce que chauffeur moom néew doole bi nga xam ne pour conserver place am da koy jaral mu liggéey ba ngoon jot mu dem jox borom oto bi li mu yor pour mu mun a gérer place am donc kooku boo demee da ngay subventionné nga ne da nga koy jox borom oto bi mais yaa ngi def loo xamante ne bii da nga concerté wul ak acteurs yi mais boo waxtaanoon ak acteurs yi ñu wax la réellement li nekk ci biir di nga xam ne ñi yelloo subvention boobu nekkul les transporteurs quand même transporteurs yi mënuñu ko yelloo. Moustapha Guèye ñu ngi wax ci secteur boo xam solution la ñuy wut mais dafa ni problème yi feeñ. c'est sous-jacent te moom moo fi nekk ci secteur des transports bi te li ko lal yëpp mooy li mu tudd peut-être informel moo tax mu jafee amal tey solution ba ci solution ubbiwaat transport yi xëy na bëgg koo ubbi mais xam ni amoo interlocuteur ba gis nga ni ñu ko bëgg a segmenter. bay wax ay gares routières yoo xam ne nii flottant la woon mais dinañ koy def ay gares routières voici officielles horaires ak yooyu est-ce que secteur bi du li ko lal ci informel ci ñàkk structuration moo gën a compliqué lijjanti ko. waaw xam nga man dama suivre le ministre Oumar Youm ci benn reportage bu mu def ak yéen waa TFM mu ne secteur transport secteur la boo xamante ne dafa jaxasoo te un état sérieux ne saurait tolérer li am ci secteur transport bi. muy lu ma nawaa ci moom parce qu'il faut être courageux pour reconnaître que ne li ma téye nii dafa jaxasoo dafa informel te loolu mu wax mooy li ñëpp constaté secteur transport Sénégal secteur la boo xamante ne ñi nga xam ne ñoo ci investir sax pour ñu génn ci du yomb ndax tey da ngay gis ay exploitants yoo xamante ne ils sont régis par benn structure boo xamante ne c'est piloté par l'État ñooñu dem ci bailleurs yi ñu jox leen xaalis ñu jënd ay oto ñëw di exploiter mais à côté de cette exploitation là il y a une autre frange de la population boo xamante ne ñoom ñi ngi exploiter clandestinement le transport di concurrence ñi nga xamante ne ils paient des taxes ils paient des traites ils paient des salaires et tout ça alors qu'à côté ils n'ont même pas d'assurance valable pour le transport donc mu nekk loo xamante ne bu continuer di prospérer on aura beau à investir sur le transport mais ce sera un coup d'épée dans l'eau parce que nag investissement dañ koy protéger te secteur bu mel ni transport dafa nekk secteur boo xamante ne c'était dévoué à l'État au gouvernement du Sénégal parce que État moom moo yor yii faj askan jàngal askan ak transporter askan État moo ko yor kon opérateur de transport yi pour man c'est des agents de l'État par transversalité parce qu'ils se substituent à l'État pour faire le rôle de l'État kon ñooñu bu ñu leen organiser wul bàyyi ñuy demee feeling
wala ñuy demee bëgg-bëgg wala ñuy demee passion wala ñuy demee lii moo fi sës bàyyi ma def ko secteur boobu mënta jur jàmm bu ñu nekkee ci réew moo xam ne y a 14 millions de problèmes et qu'on dénombre près de 800 morts par an officiellement c'est parce que ce secteur-là est désorganisé si on a une organisation de transport et que ñu débloqué somme yi ñu débloqué pour le transport et que léegi am nit ñoo xam ne nee nañ gisuñu ci seen bopp mooy ne que y a problème te lii Diaw wax dafa important parce que mënuma concevoir secteur boo xamante ne nee nañ am nañ ay opérateurs yoo xamante ne c'est des opérateurs formels qui sont régis par des structures de l'État ñu wax ne bu ñu duggee ci période mbas mi état bi dina accompagner opérateurs yooyu pour que ñuy mën di gérer seeni charges fixes parce que le ministre a été très clair fonds d'urgence bi c'est pour pouvoir gérer les charges fixes bu ñu koy wax mooy fonds de roulement salaire kii social nu mu tuddati droits sociaux yeeg yooyu yëpp waaw léegi bu ñu demee ba gis nag yenn opérateurs yi arrêté nañ loolu yëpp alors que fonds d'urgence boobu bu ñëwee ñoom dañ koy encaisser te dara du leen ci fekk moo nekk aussi problème d'organisation ñëw na ba ñëw ci problème gare routière yi man gare routière dafa mës a nekk problème dama ci mës a wax parce que man problème bi ma mënul comprendre mooy baux maraîchers on a investi 7 milliards là-bas mais à 150 mètres de baux maraîchers tu as buntu Pikine tous les véhicules sont là-bas clando yee ngi fa war gaynde yee ngi fa yenn horaire yoomal xiyaam yi ñi ngi fa ñoom ñëpp dañuy yàpp alors que boo maraîcher ni ngi waroon a rentabiliser ñu waroon teg benn système boo xamante ne dafay indi lu ñuy woowee smart transport parce que auto interurbain yi ni ñu régir transport véhicule d'interurbain warul circuler en zone urbaine maanaam il fait de gare routière à gare routière mooy ñi jóge dëkk ba dëkk jóge nga gaaru Ziguinchor grande gare Dakar nga war a taxaw grande gare Dakar mooy boo maraîcher xam nga mosuloo gis Air France mu ñëw di wàcc Cap Skirring wala muy wàcc aéroport Saint-Louis déedéet du wàcc aéroport Léopold Sédar Senghor aussi jas lay wàcc parce que foofu moom mooy aéroport bu mag bi soo bëggee dem Cap Skirring nga jëlaat beneen compagnie mu yóbbu la compagnie boobu moom mooy assurer la desserte entre la ville et ainsi de suite donc interurbain dafa di pour jëlee la gaaru Ziguinchor du taxawaat fenn ba gaaru Dakar bu la wàccee gaaru Dakar am na beneen système de transport boo xamante ne moom mooy assurer le relais en urbanité dina fexe transport boobu dund mais loolu amatul boo xoolee gaar yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon te waroon a dem boo maraîcher yëpp ñi ngi existé ba léegi Al Azhar bu Serigne bi seeni bus ñi ngi Patte d'Oie ba léegi jógewu fi garage bi ñoo na boo demee Grand Dakar ñi ngi fa ba léegi garage Baye Niass boo demee Castor il crée un énorme bouchon foofu problème bi di am yëpp foofu lay dikkee ñi ngi fa ba léegi Salam Transport ils ont leur gare aussi à Liberté 6 ñooñu ñëpp ils ont préféré di fay boo maraîcher pour di def extra gare maanaam dinaa fay li ma waroon fay boo maraîcher mais damay continuer sama exploitation di dugg en zone urbaine léegi transport bi nga xamante ne moom moo waroon a jëlee nit ñi boo maraîcher pour ventiler leen ci biir dëkk bi naka lay doxee du mën a dox donc foofu y a problème y a un manque à gagner sérieux personnel bi nga xamante ne moom moo waroon a liggéey ci débarquement wu bagage yi chariot yi et tout ça comme ça se passe dans les aéroports naka la ñuy doxee du mën a fonctionner te gare boo maraîcher bi on nous a vendu un projet boo xamante ne man dama doon gis di rêver gare yi nga xam ne moom dans les autres pays yi nga xam ne dañ leen cité en référence ci transport parce que c'est une gare boo xamante ne ça a été très bien fait mais exploitation bi vraiment c'est un échec ak xaalis bi ñu si def yëpp yaakaaroon naa ne waroon na mën a nekk loo xamante ne ce serait une référence mais secteur transport Sénégal mu ñëwaat ci encore une fois le ministre lui-même l'a avoué jaxasoo na te tant que amul organisation la sécurité routière en souffrira mais aussi les exploitants du transport dinañ yàgg di investir mais du ñu mës a rentabiliser seen investissement parce que investissement bu ñu protégé wul. ak ci confort usagers yi sax. loolu moo tax Retramos réseau de transport moderne. Pape Ibrahima Diaw moderne boobu ndax yemul ci bàkk bi rek ci tur bi rek wax dëgg fa yàlla ndax ba ngeen ko sosee ba léegi ñu ngi xaar nag modernisation bi gisaguñu Pape Ibrahima mais balaa ñuy sori. suñu kilifa gi mu ngi ci ligne bi. defe naa ni dinañu ko dalal parce que aussi comme ci jokkoo bi la. yombul ci moom. monsieur Dramé Seck est-ce que yaa ngi ñuy dégg. waaw maa leen dégg monsieur Serigne bi ñu ngi jéggalu ndaxte wax dëgg fa yàlla amoon nañu rendez-vous xëy na xat-xat yee tax waaye yow it ñu ngi lay masawu ndax def nga tout pour bokk ci suñu jotaay bi. maa ngi fii ak Pape Ibrahima Diaw di vice-président Retramos. ak Moustapha Gueye di consultant en sécurité routière point bi ñu tolloon wax dëgg fa yàlla mooy gàllankoor yi nekk ci transport bi waaye surtout enjeu wu ubbiwaat transport bi te du mën a lawal li nga xam ne nii moo fi nekk ni këtt ni jonn muy feebar bi gouvernement bi nag ci jamono ji ñuy wax ministre des transports mu ngi rencontrer acteurs yi wax na yéeneem mooy ubbiwaat transport yi dimanche ci yan anam nga yaakaar ni ci la ñu ko war a mën a ubbee ak ci yan ponk la ñu mën a taxaw ba ubbi ko dem ak dikk bi te duñu véhiculer virus bi. maa ngi leen gërëm di la sant société ni nga ma boole ci waxtaan bi. parce que waxtaan bi dina neex tout tey parce que Cissé Guèye Diaw ak Seck bu ñu boolee dafay nekk melting pot donc ma nuyu ci Guèye nuyu monsieur Diaw
te man monsieur Seck damay kàllanu Dramé aussi kàllu Cissé la. ma boole ñaar yëpp. tey si gàttal li ñu mën a wax rek que man dama ko tuddee bu ñu def avant-marque prépasse parce que loolu mooy ku nekk na jaar fu ko neex rek dem non du noonu il faut que ñu ordonné ko te yaakaaroon naa man bala ñu doon ubbi nii dañuy jël ay matukaay ba pare def test si ñaar wala ñetti ligne ma joxe misaal ñu ne à Gare des Maraîchers dina def benn test boo xam ne day jógee Dakar dem Ndar jógee Dakar dem Kaolack jógee Dakar dem Thiès mu jege bu ñu defee test boobu ñu ne oto yi ñëw naka lañ war a mel parce que oto yëpp la ñuy jël parce que am na oto yoo am visite technique duñ ko mus a am est-ce que oto yooyu day bokk xam mooy wala non man dama naan non am na visite technique ñu jël document yi nga xam ne mooy document de transport carte grise bi visite technique bi ñu ko arrêté est-ce que amoon na est-ce que am na licence mooy autorisation de transport est-ce que am na assurance bu amul assurance mun na ko dagg parce que arrêté woon nañu visite technique bu am assurance mun na dagg bu loolu wee ci dawal oto conducteur bi est-ce que am na permis de conduire catégorie 2 est-ce que borom agrément de transport routier bi wax amul 5 ans mi ngi validité bu ñu defee loolu ba gis na document yëpp conforme na ñu ne monsieur Diaw kat oto bi baax na am na kayit yi mu war a jël monsieur Diaw nag nan dem gare routière la ñuy def parce que li gën a jafe-jafe mooy Sénégal embarquement ak débarquement defoon ko si gare routière su gare routière bi officiel ñaar la si Dakar muy bu Dakar Goma fii ak bu Tëngéej léegi bu amee prolifération une pléthore de gare routière gestion bi foofu pour embarquement débarquement naka lay demee est-ce que manifeste si bi ñu xam ne moom moo war a am pour ci mën a nit ñi ñuy dugg si oto bu nekk dinañ ko mën a tenir foofu bu dul boo maree bu dul gare routière parce que la c'est organisé. boo maraîcher wax nañ ni chef de gare bi la ñuy dénk registre nga xam ne ku yéeg dana ko xam yaakaaroon ni loolu mën na am aussi ci gare yi ñuy wax horaire. horaire yi dina ma xaw a jaaxal parce que horaire dafa bari est-ce que dañuy libéré dañuy libéré ay wax horaire yëpp nañ def parce que su ma joxee benn exemple am na Alésa am na Castor yiy dem Kaolack. am na Fass Guédiawaye am na Patte d'Oie am na buntu RS am na buntu Colobane na Guédiawaye dafa bari li ñuy gérer affaire boobu moom mooy difficulté te tey si Covid bi dañu waroon na dysfonctionnement yi xam ne dafa am transport si kii Covid bi ak ñu ko réglé mais ay la yéwén ñaari gare routière wala ñetti gare am na gare routière officielle bi am bu ñuy permettre encore beneen wala 2 gares routières la ñuy permettre def par zonage pour mun a gestion bi mun a baax mais bu bëree rek day ëpp loxo tey foofu la ñu war a dem pour parce que am na arrêté bu doon wax les transporteurs benn organisation ñaar wala ñu booloo mu créer seen propre gare routière tey waroon nañu dem si loolu ba gare routière privée comme ni par exemple Nicolas transport nu mu ko amee comme ni ko Salam amee ñu créer ay gare routière privée bu ko defoon dina gën a mën a gérer parce que kooku gérant bi foofu moom déclarant bi moom mooy yore kayit yi moo yore yëpp donc bu ko defee dinañ fa dem mais nii gare routière yu bare man sama inquiétude foofu la. am na benn point boo xam ne ministre bi wax na ko ne moom yéeneem boobu moom dafa engagé boppam sax nee na moom gis-gisam mooy gare routière dem heure bu muy ubbi ak heure bu muy tëj te jàpp na ni 20 heures war na doon heure boo xam ne ci la ñu koy tëj Sénégal gi nga xam ne oto bi bu demee yàlla rek a xam ban heure lay yegg si ka départ Tamba ak nu circulation mën a demee mën nañ ko tegal heure ne ko heure bii ngay yegg si wala bokk dañ koy may moom heure bu mu yeggsee mu débarqué. moo tax li am importance mooy mu génnee si gare routière bu génnee si gare routière danañ ko dagal ticket bi fii la jógee heure bii la fi jógee heure boo fa jógee dina mën a calculer à peu près pour su ko force contrôle routier jàpp mu génne ticket bi mu génne si gare routière bi ne heure bi laa génne si gare routière ba ñoom aussi dinañ am compréhension xam ne ki génnee si biir gare routière heure boobu heure bi la war à peu près fi mu nekk nii ci yoonam la deddul yoonam mais bu fekkee gare routière selon carte centrale nooy amee ticket bi ñu koy joxee si kay kan moo ko koy jox. kan moo ko jox bi ne ko si kii fii nga jógee kat mooy tenir manifeste ba ñu dugg si et puis manifeste bi aussi am na ñoo xam ne dañu naan maa ngi dem oto Ndar laa jël par exemple jógee Dakar jëm Ndar mais ma agsi ba Kébémer ñu wàcc ak bu ñu destination si yoon la ñu wàcc noonu aussi il faut ñu gérer leen
donc moi dama doon yàq ne bu ñu waxtaanee ba pare dañuy def test pour li ba ñoon a am si yóbbu enseignants yi ñu am ko ñu def test si ay lignes Dakar Saint-Louis Dakar Kaolack Dakar Thiès ñu ne lii lañ bëgg bu ñu si def nii lay demee kayit yi nii lay demee ñu xool parce que lii lay parfait commencement bi ñu am ay rëq-rëq ñu corrigé door nag ubbi daan ne léegi yëpp mun na ko ubbi test boobu moom laa doon xaar mais gisuma ko dañu nar a ubbindoo dimanche. Dramé Seck xam naa ne am nga ay contraintes ñu ciy jégalu bu baax ci yitte bi ñu may dernier bi ma bëggoon ñu taxaw ci en attendant xëy na dinañ ñëwaat léegi ci kanam enjeu bi mooy ubbi transport bi. sans que nit ñi quand même wala oto yi véhiculer li nga xam ne nii moom la ñuy moytu. est-ce que mën na nekk ci condition transport Sénégal. man de du mun a nekk tant que si waxtaan yi génn tey ñu ne oto bu nekk statut de place bi ñaata ñu léegi 42 places Karab Ndiaga Ndiaye ñaata pour intervenir jël 60 places place bu ñu demee ba wàññi place bi est-ce que dina bingo ak service bi nekk en vigueur ci xoolal service bi ñu war a def bu ñu ne par exemple 5 personnes di jigéen kenn si kanam ñaar ginnaaw war a def fekk nga manqué ñaari place est-ce que du ñu revoir décret bi pare ci def 2009 te ñi ñuy appliqué jaar yi bu ëpp ñu def ci décret donc décret boobu amatul 2009 la ni ñuy pare ci appliqué mu gën a élevé ci décret bi mais tey mën nañu waxtaan changer décret te dafa yàgg en pratique dans les gares routières appliqué décret. Donc je pense que wàññi cette place bi def ko 5 ana tarif bi bus 42 mooy autocar ñaata place bi jël ak nan la ñuy defee paas bu dee bus bi ñaata la ñu wàññi parce que bu ñu ko deful nit ñi dugg problème dina am parce que mën na nga ñëw jël sa température ñu ne amuloo kii. juste un dernier point point parce que c'est important ci laa doon interpeller Pape Ibrahima Diaw Retramos réseau des transports modernes ministre bi wax na ko tey wax dëgg fa yàlla mu ne modernisation am na point boo xam ne modernisation transport waaw mais sëñ bi li fi nekk xam nga fii moom ndakaaru gii rek boo jëlee li fi nekk ci car te dañuy ne am na ci yu bari yoo xam ne nii licence u daw dëkk ak dëkk la ñu amoon dem nañu ba màgget àttanatuñu daw sax diggante Dakar ak Thiès ñu ñëw di buuxante ci biir dëkk bi modernisation est-ce que du tàmbalee ci loolu du tàmbale ci gare flottante yi nga xamante ne nii amoon na te ñu teggi ko ndax feebar bi est-ce que waruñoo fexe ba loolu bu mu ñëwaat mooy gaaru clando yi ak yeneen ak ñi ndax bu ñu jógee ci ñi yëglu démb xëy na léegi clando yëglu ñoom tamit ne ñu ngi yàq seen liggéey ak nangam ak nangam c'est-à-dire ak su réflexion bi ci modernisation transport bi yan ñoo ciy priorité. caractère bi lay commencé pour caractère bi la nit ñi dugg di génn dem ak ñëpp moom caractère bi numéro 1 bu ñu defee gestion caractère officielle ak ñu def ab garantie prix bu seen garantie prix ñu commencé foofu gestion bi bu ñu paree def ñu ne am na oto yoo xam ne am na 30 ans 40 ans mënatuñu daw am di yooyu génn leen ko ñu ngi ñëw fi mais amuñu licence ba leen autorisé ñuy daw en urbain ñoom naka la ñuy def ñoom waxtaan la. ñi nga xam ne ñu ngi sa gaaru ci ñu bëgg internet su nouveau leen léegi renouvelé urbain waxtaan kooku avancé woon na ba am na ay oto yu ñëw nekk garde boo ma resté pour interurbain bi mais ñi mënatul dem internet te waxee ñaaj ñëw dëkk amuñu licence ñu ay liggéey waruñu daw parce que bu ñu dawee ñu ngi def li ñuy wax comme étoile parce que interurbain lañ am mënatuñoo dem mais naka la ñuy def ñu koy waxtaanee parce que ci renouvellement bi naka la ñuy am quota foofu pour ñi nga xam ne interurbain la nekkan mënatuñu dem ñëw nañu fi ñu xool suñu ñëwee aussi partie de banlieue yi di wax clando da ngay gis LG da ngay gis SL da ngay gis DECA su mbax loolu quoi kooku aussi war na ko réorganiser war nañ ko réorganiser war nañu
war nañu ko seet bu baax na ñuy defalee taxi de banlieue. ak seen couleur parce que vert blanc lañu war a nekk mais gisoo benn bi nekk vert blanc yéen ñoo ko war a def yan doucement lañu am rek bu ñu def boo xam ne. am na lu ñu war a saytu ñoom. donc boo ko defarul de banlieue defar loolu ñu am urbain ñëw di daw interurbain ñëw di daw en urbain nga bëgg a car rapide ak Ndiaga Ndiaye ñi nga xam ne bokk ñu woon sa renouvellement bi ak ñi ñuy renouveler ñu ñëw ak Dakar dem dik day métti gestion bi. foofu la war a commencé. Serigne Seck am parce que boo jëm comme ni ko loi 2003/04 mais 2003 wax pluralité des opérateurs mais l'État doit être mu njabootee ñëpp war a ci parti donc dañu war a redéfinir les règles du jeu. jërëjëf Serigne Seck ñu ngi laa gërëm TER bi BRT bi donc képp koo xam ne nekkuloo professionnel da ngay génn dañ lay génnee TER bi mënul ñëw BRT bi ñëw ak ci nekk fii Dakar dem di nekk fii renouvellement bi ñuy war a def intérieur ñu commencé ko renouveler nga bëgg a nekk doo professionnel da ngay génn. directeur merci jërëjëf Dramé Seck ñu ngi lay gërëm vraiment merci pour la disponibilité bu jaree dinañ ñëwaat léegi ci kanam balaa ñuy jeexal ma des ak sa ñaari gàmm yi Papillon Diaw fii ma daane léegi moom fa laa bëggoon a duggee ak yow avant muy jël sax kàddu Retramos ngeen bàkkoo seen bopp réseau de transport moderne wax dëgg fi yàlla dama la doon wax nii xëy na ci bàkk bi lay yam est-ce que yéen a ngi ci yoon bi moderniser ak am na ñaari point yoo xam ne Moustapha junj na ko ci li nga xam ne ni problème la yu ngeen di dund yéen ci seen bopp mais modernisation buñ ci bëggee dem état bi leen ko def wala yéenay xalal seen bopp pour ñu egg ci waaw foofu tontu fa dina yomb trop mais nga baal ma rek ma nuyu waa regroupement taxi urbain bu Sénégal bi nga xam ne foofu laa bokk dégg ma nekk secrétaire général di nuyu le président Mor Seck bon di saluer en même temps président Diouf bi nga xamante ne bii li muy liggéey ci transport ñëpp a ngi ciy teg seen bët ci moom laay jaar sax pour tontu la ci modernisation bi. Mamadou Diouf. muy le président Retramos. tey jii nii mi ngi am ay convention ak ay bailleurs li président doon wax un chauffeur un véhicule mi ngi ciy liggéey tey jii amul benn regroupement booy taxaw te doo fa gis ñaari nit yu mun génn ne. président Mamadou Diouf moom moo tax ñu am suñu ay oto bopp ñu koy fay ak xel mu dal président Mour Seck mi ngi koy def à partir de regroupement bi mu yor di ci liggéey bu am solo ma jàpp ne mënuñu moderniser transport tant que boolewuñ ci acteurs yi parfois aussi état bi erreur bi muy def dafa am secteur yoo xamante ne bii nekkul ne jàng baax na mais il faut que nga intégrer ci acteurs yi nga xamante ne bi ñoom ñoo yor ay caabi di dawal ñoom ñoo la mën a wax réalité yi même bi ci ba ñoom nag duñ koy def dañuy concerté wu seen biir bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñooy pratiquer métier bi àgg na ba ci permis à point àgg na ba ci yenn mesures yu ñuy jël yu bari yoo xamante ne bi suñu génnee du mën a jàll lu tax du mën a jàll mooy waxtaan bi boolewuñ ci les acteurs dañuy ñëw rek xool benn waay boo xamante ni day wuyoo benn tour bëgguma tudd seen tour ñu ñëw jël ko intégré ko ci mbir mi moom mu ñëw jiital peut-être intérêt ba nga xamante ne bi du sotti mais loolu est-ce que du seen Moustapha junñu na ko sànq c'est-à-dire association yi leen représenté bari gu mu bari ñàkk déggoo moo tax finalement bu ñu jëlee association bi ñii ne légitime pour représenter ñu ak it secteur bi mel na ni que aussi dañu réfractaire ci ay changements c'est-à-dire lu ñu gis muy changement rek ñu yaakaar ni lu yàq seen liggéey la pour wéy ci li nga xam ne ni moom lañ nekkoon non xam nga léegi su fekkente ne bii da nga ñëw comme par exemple ci taxi urbain yu ma nekk nga ne da nga ko bëgg a moderniser nga dem di déglu benn waay boo xamante ne bii moom boppam la fa nekkal mais sa waay yow bëggoo ko defar da ngay dem nga jëli ñi nga xamante ne bii ñoom ñooy pratiquer métier bi ñoo la mën a wax ñoom li ñuy dund. tey jii nii Sénégal war na dépasser comme li ko monsieur Guèye waxee ma rafetlu xalaatam trop parce que li mu fi wax yëpp xam-xam la lépp boo ko dajalee moom loolu rek tënk na waxtaan bi ngay bëgg a jël transport tey jii nii mun naa la jox exemple ci dem dikk dañ ko organiser sa permis 5 ans lay am nga door a nekk chauffeur dem dikk doo am permis rek ñu jox la ko kon donc foofu dañ la ne demal ci secteur bu paccaxoo bi nga wuti fa expérience ban secteur moo paccaxoo mooy car rapide Ndiaga Ndiaye taxi wuti fa expérience 5 ans soo ñëwee ñu defal la test bi bu ñu la ko defalee ba xam ne mën nga dawal
yaa ngi dégg ñu defal la formation loolu yëpp 3 mois lay doon. soo paree duñ la sànni ne la demal soo paree bu ñu lay jox kaar bi day fekk yow fay nañ la 3 mois de test yi nga doon def boo paree ñoom sa salaire banque lay jaar am nga salaire bu baax am nga indemnité am nga prise en charge sa jabar et tout. kooku doo am problème da ngay dawal ak conscience tranquille mais nan ngay bàyyee chauffeur taxi bi ci kaw tali bi mu am problème mu dépense am problème mu location. am problème mu jabaram bu feebar nga ne ko dawalal ak conscience tranquille kooku bu defee accident sax yaa ko def la liggéey bi mooy joxe loolu yëpp liggéey bi kay bu ci nekkee. war naa mën a am yëpp am déet. non liggéey bi amul loolu liggéey bi boo jàppee ne ku jàpp ne liggéey bi am na. gis nga tey chauffeur yi warloog seen njaatige la wala ci lan la. non xam nga bokkul xam nga tey jii nii boo demee mooy manque d'organisation bi muy wax transport moom moo dépassé fu ñuy jógee man am naa agrément transport am naa oto mënu ma may sax chauffeur 5000 francs foofu la war a dépasser ay organisation la war a doon war nañ mun a dajale ay transporteur ñu andi seen ay agrément ñu exiger leen ay nombre de oto tant de oto nga am kii tant de oto la am ñu def ko benn GIE boo xamante ne bii mais dañ koy organiser telle sorte que chauffeur bu fay dem boo demee en extérieur yenn organisation yi mun nga nekk chauffeur taxi nga dawal sa 4x4 ba ci société bi ngay liggéey nga gaare 4x4 bi taal taxi bi dem liggéey amul dara lu la ciy fekk yow xaalis bi et tout ça yoon nekku si mais dañu war a organiser transport ba mu yegg foofu mais xëy na foofu dafay sori mais pour defar secteur pour mu baax il faut ñu fexe chauffeur bu nekk am sa oto bopp loolu nag defar ko yomb na banque yaa ngi fii bëgg liggéey ak nit ñi tey jii nii yow da ngay nekk journaliste nga am sa salaire di ko fayeeku normal nga bàyyi fi journalisme bi dem ci banque bi ngay fayekoo mu jox la 4 millions nga dem jëndee ko benn taxi dem jël benn chauffeur jox ko mu koy dawal bourse du travail tëj na amul fu chauffeur di jooyee waxam nga koy fay 40 000 francs mu dawal ko 2 ans fay oto bi ba jëndalaat la ci beneen oto ngeen xëy xuloo nga dàq ko amul fu mu koy jooyi jee léegi ñu bëgg état bi jàpp ci chauffeur yooyu noonu di dem fa waa ji doon lebee état bi jàppale ko ci ay garantie parce que loolu laa lay wax ne président Mamadou Diouf mi ngi koy réussir moom laa lay wax ne la président Mour Seck mi ngi koy réussir bu ko defee moom mu jëlee foofu oto di ko fayal boppam waxuñu la nga dem gàddu ay oto yu jar ay 9 millions waxuñu la nga dem gàddu ay oto yu jar ay 10 millions déedéet waxuñu la loolu dañ la ne ñun xam nañ secteur bi nu muy demee. mais Diaw secteur boo gis nag. ak presse bi nga jël sax dafa am ñoo xam ne ñooy investir. ak ñaa xam ne ñoo cay liggéey di ci daan seen doole nit am na sañ-sañ aussi bu bëggee investir ci business. jël yoonu transport muy taxi muy leneen. wut ko. jaar ci yoon wi muy jaar wut chauffeur mu koy dawalal loolu quand même. waaw mais nga mettre ko ci ay conditions yi nga xamante ne bii. conditions yi dem dikk bi nekk. conditions yi dem dikk bi nekk ba nga xamante ne bii am na retraite am na prise en charge bu jabaram feebaree ñu faj ko mu mun a dawal ci xel mu dal mais doo jël chauffeur bi rek quand même dawal loo ko ba benn jour rek nga am sa benn doom sax ñëw ne ko jëlal oto bi dàq naa kii moom mu dem croiser les bras nekkaat ci garage di yàlla. ñàkk statut bi daal fa la modernisation bi tàmbalee. non modernisation bi mooy manque de concertation bi dañu war a woo acteur transport yi mooy président regroupement yi man waxuma yeneen acteurs yi de yi nga xamante ni bii dañuy coow pour seen bopp mais acteurs yi laa la wax comme tey jii nga xool regroupement yu mag yi nga woo seen président yi waxtaan ak ñoom ñu wax la difficulté bi transport di dund dina yomb rek la mais boo demee jëli un journaliste ne ko kaay wax ma ci transport lan la ciy wax du la ci wax dara. am nañ ci xam-xam de. non xam-xam bi kay Moustapha gis nga Abdoulaye. chirurgien bi nga xam ne dafa war a dugg bloc. gis nga concentration bi muy am est-ce que. parce que dafa war a opérer benn nit. il est à un état second bu ko yoo matoon sax du ko yëg xëy na te benn nit rek lay opérer. imaginez un bus qui fait 50 personnes benn nit ki koy dawal ci ban état la war a nekk. et dans ce bus là y a le policier y a le médecin y a l'étudiant en miniature dans le bus. bus boobu ki ko yor bu àndut ak sagom xelam dal mooy musiba dal nañu te ki dafa wax lu am solo. Dakar Dem Dikk processus bi ñu teg pour former seeni chauffeur man lire naa process bi participer naa ci yenn ateliers yi xëj na mooy process bi nga xamante ni fépp foo dem ci àdduna bi moom moo fa am léegi ñu nekk ci dëkk boo xam ne formé nañ journalistes yi formé nañ policiers yi formé nañ étudiants yi formé nañ ñëpp corps de métier yëpp ba mu des ki nga xam ne moom moo leen war a dajale ñoom ñëpp yóbbu leen pour ñu liggéey muy chauffeur bi est-ce que vous trouvez ça normal dans un pays sérieux mënuñu ñoŋal transport lu dul dañu jox àq ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci transport di liggéey. merci te jox àq ñi nekk ci transport di liggéey mooy dans un premier temps balaa dara di xew assainir le secteur. bu ñu nee assainir secteur nag mooy ku ci bokk
di def naka su dul noonu ñu teg la ci yoon wala ñu génn la ku ci bokkul tam nga génn parce que tamit am na loo xam ne ñoom dañoo réfractaire ci lépp luy changement aussi c'est souvent ñooy xaw a freiner. waaw xam nga réfractaire bi xam nga nee nañ la façon de faire une chose vaut mieux que ce que l'on fait. La façon de faire une chose vaut mieux que ce que l'on fait tey jii su ma ñëwee di la jaay téléphone bii am na nu ma la koy jaayee nga jënd ko mais am na nu ma la koy présenté su ma ko doon jaayee 10 francs sax doo ko bëgg. da nga may dóor marto xanaa. non en fait c'est juste pour dire que yoo xam ne tamit. waaw xam nga tey xam nga non non xam nga y a les techniques de vente y a les techniques de marketing et commerce dañ koy jàngale. tey jii j'ai un projet en tant que état par exemple le permis numérique j'en viens parce que moom tudd na ko. su ma demee ba bëgg a teg permis numérique war naa mën a woo tous les acteurs du transport. les auto-écoles ñi nga xam ne ñooy formé les taximans ñi nga xamante ne ñooy les ambassadeurs du Sénégal à l'intérieur du pays les interurbains ñi nga xamante ne ñooy les pionniers ñooñu ñëpp dinaa leen woo ne leen lii moom mooy projet bi yéen ñi nga xamante ne yéen ay secteur taxi jël leen ko ngeen dem jël seen consultant ñëpp la soxal mais bien sûr transport comme usage privé mais bien sûr tout le monde même les profs d'université parce que man maa ngi si benn panel boo xamante ne y a tout le monde y a les profs d'université y a les urgentistes y a la police y a tout le monde ci ay réflexion yoo xamante ne ci transport la jëm pour vous dire que ne transport du mbirum kuy dawal oto kese ñëpp a ngi ci parce que urgentiste bi tey jii nii c'est un expert en sécurité routière parce que kooku mën a toog wax la yenn accident yi nan la mën a amee ak yenn trauma yi tey jii nii la taximan moom moo mën a toog wax la sociologie wu dëkk bi ñu nekk parce que moom mooy rencontrer ñëpp kii di daw diggante 6 heures 21 heures ba 6 heures du matin xam na yan xeetu nit ñooy fonctionner heure boobu bokkul ak kii di daw 8 heures ba 17 heures xeetu nit yooyu donc kooku tamit am na benn comportement psychologique boo xamante ne mi ngi ci moom te mën na jëriñ transport moo tax ma ne projet yi tey ji su ko état amee man li gënoon mooy nga convoquer tous les acteurs du transport non seulement nga xamal leen projet bi mais aussi nga jox leen ko bàyyi leen ko ñu dem jàngat ko wax ci seen xalaat def ci seeni amendement bu ñu ko indee nag yow yaay état su la neexee li ñu indi su dee gis nga ne lu amal njëriñ transport la parce que loolu mooy objectif bi te ñun ngay liggéeyal nga jël su fekkente ne amul njëriñ transport nga delloo mais pour revenir si li ma doon wax dëkk yi nga xamante ne ñi ngi leen di citer en référence si sécurité routière dañoo jàpp ne transport secteur névralgique la boo xamante ne c'est l'affaire d'élite Sénégal nag bu ñu nee élite on pense à l'université kii wax na ko sànq am na ñoo xamante ne mënuñu bind seen tur te pourtant c'est des acteurs de transport yoo xamante ne mais dañoo révolutionné mën naa ci citer tey jii boo demee AFTU di nga gis ñu ci mel ni ay Ndongo Fall transport c'est des gens yoo xamante ne mais dañoo révolutionné le transport fi transport nekkoon de 2004 à 2012 mais def nañ ci ay jéego yoo xamante ne mooy loolu te c'est pas des ingénieurs en transport parce que tout simplement xam-xam du njàngum tubaab kese du njàngum nasaraan kese xam-xam expérience la vécu la dund la donc ñooñu noonu da nga leen ciy boole ba noppi aussi suñu njiit yi des fois j'ai comme l'impression que ñoom dañuy ils veulent aller plus vite que la musique parce que Sénégal lañ nekk tey su ma bëggee jënd oto ay car du ma ne non comme Sénégal dañoo bëri wala Sénégal dañoo xaw a drogue dundin Inde xaaral ñu dem fa parce que du temps de Mor Ngom déggoon naa un technicien du ministre mu ne bi ñuy jënd bus Tata yi Dakar Dem Dikk am dañu xool ne indien yi waa Inde ni ñuy dund dafa xaw a nduroo ak ñun moo tax ñu dem jël bus Tata yi nekkoon Inde ñu indi ko fii nii je pense que tey jii nii loolu noonu échec ak erreur gën ko graaw tey yow mi nga xamante ne yaay exploitant de transport wala ngay taximan dawal nga 10 ans yoroon benn oto xam nga type de tali yi nga xam ne ñoom ñoo fi am xam nga type d'usager yi nga am xam nga client bi buy ñëw yan xeetu bagage lay indaale yooyu yëpp dañ koo war a recueillir pour tey jii bu ñu demee di dem commandé ji oto bokk ci cahier de charge bi nga xamante ne moom la ñuy jox constructeur bi pour ñu defal mu ay oto yoo xamante ne dafa méngoog suñu dëkk pas dañoo drogue ñële yooyu yëpp amul beneen bi topp les conducteurs le seul fait d'avoir le permis de conduire vous autorise à conduire un bus interurbain qui fait 50 personnes il y a qu'au Sénégal que tu vois ça Dakar Dem Dikk wax na ko léegi da ngay ñëw ñu ne la am nga sa permis mais ñun dañoo am suñu politique interne nii ak nii ak nii lañ bëgg nga comporté woo d'abord nii ak nii lañ bëgg nga dawalee suñuy oto fii ak fii lañ bëgg nga jaar dinañ la defal lii wax nañ la li ñu bëgg jox nañ la li nga bëgg yow mettre nañ tous les conditions ñu réunir pour que loolu mën a nekk est-ce que mës nga dégg bisu Dakar Dem Dikk bu def yenn njombe yi wala yenn société de transport yi nga xam ne bu ma leen tudd ay touristique lañ yi nga xam ne ñu ngi fi depuis 1960 yu mag yi est-ce que mës nga ne dégg ñu daw ba këpp soo ko dégg xëy na aju na ci xarañ chauffeur mais aju na ci qualité aju na ci. non xam nga xarañte chauffeur bi rek doyul. xam nga xarañte chauffeur bi rek bu fekkonte ne moom moo def différence yaakaar naa ñii ñu yor nii xarañ nañ parce que oto yu màgget yi ñu yor. ak ni ñuy surchargé oto yi ku xarañul doo ko dawal. man de lépp luy xeetu oto bu daw ci kaw suuf jàng naa ko te mën naa ko dawal mais bus yi ma gis ñuy takk mbaal maanaam yàpp bus jël lu toll ni bus bi tegaat ko ci kaw bus en bagage man mënu ma ko dawal.
ndax dafa am lu ñuy woowee les effets de la nature mooy les forces centrifuges les forces cinétiques et tout ça boo ñëwee au niveau des virages naka ngay négocier virage yooyu ak oto boo xamante ne amatul aplomb amatul équilibre. Et pourtant ils le font non seulement dañuy def surnombre de passagers def surcharge de bagages mais aussi ils amènent les véhicules kon am nañ xarañte xam nga lan lañ ñàkk xel mu dal parce que man dama jàpp ne kuy liggéey te nekkul ci condition optimale yi nga xamante ne moom la soxla pour liggéey mënul liggéey boo xamante ne njariñ mën na cee génn. parce que ci fitna la ñuy liggéey boo xoolee bus yi nga xamante ne ñoom ñoo fi doon def la course mooy tataay lan lañ incriminé woon te ñëwoon yenn opérateurs yi pas tout le monde dañ doon teg benn prime. man mën naa yor ligne 38 un exemple yow nga yor ligne 38 ñun ñaar ñëpp ñoo bokk ligne bi ñuy daw mais man su ma la njëkkee ñëw am naa une prime de X francs par exemple. mais ça c'est un appel à la course. prime boobu est-ce que duñ ko woon jël ñu jéem a xool lu ñu ko defee de façon rationnelle mu nekk seeni droits sociaux ñu am heure xëy ak heure wàcc parce que am na chauffeur yoo xam ne amuñu heure xëy ak heure wàcc te ñëpp xam nañ ne. liggéey dañ ko organiser. dafa am temps conventionnel pour travailler mooy 8 heures de temps mais chauffeur boo xamante ne 5 heures du matin lay jógee këram pour dox pour mën a yegg ci kii ba garage ba 6 heures pour mën a jël bus bi 6 heures bu toogee ci bus bi balaa moo wàcc mooy 20 heures mais kooku état physique am mayeetu ko mu dawal parce que nit. dafa am loo xamante ne moom la yaramam nangu mooy waral ngay gis chauffeur yi di jël yenn jamu yi pour yaakaar ne loolu noonu mën na leen maintenir en forme alors que loolu yëpp du la maintenir en forme dafay inhiber say capteur de fatigue nga sonn te doo xam ne doo nga sonn mooy indi njombe yi ngay gis yëpp mooy indi nga gis bus bu daw ba këpp ñu ne xanaa chauffeur bi doon nelaw wala bus bu daw ba fekk beneen taxaw mu ñëw dugg ci parce que tout simplement ka kay dawal nekkul ci condition optimale yoo xamante ne war na dawal bus boobu mooy exemple bi ma la joxoon au départ un chirurgien boo xam ne dafa war a dugg bloc opératoire tous les conditions sont réunies derrière lui mosoo dégg ñu ne la chirurgien bi kat mi ngi grève parce que tout simplement kenn fay ko xaalisam kon ña muy opéré ñëpp dinañ dee ndax yaa ngi liggéey di xalaat ne sama luyaay bi fayoo ko kay dawal tamit noonu donc nekk na loo xamante ne pour man ndëpp général la le ministre Omar Youm nag man am naa un peu de satisfaction parce que gis naa ne ko am volonté la bi mu ñëwee ba léegi xëy li nar a génnee ci ndaje mii parce que aussi li ñuy bragal rek mooy mu doon ndaje moo xam ne dañ ciy lijjanti reprise transport bi te ragal ñu delluwaat ci la nga xam ne ni moom la ñu nekkee woon ndax bu fi crise bi taxee ñu jëlee fi ay gare routière flottante ku ne xam na ni loolu wax dëgg fa yàlla warul am cim réew ñu d'accord ni ay gare routière clandestin am na te ñu nangu ko ci bim réew xëy na loolu xam nga ndaje bi sax dafa yéex dooguma mais xam nga ndaje bi sax dafa yéex pour man bi crise bi déclenché ba ñu arrêté interurbain c'était le moment idéal pour ñu réunir tous les acteurs yi nga xamante ne actuellement ils sont en arrêt de travail pour def ak ñoom ay ateliers parler de l'impact mais aussi préparer la reprise xam nga on nous annonce une reprise dimanche on est aujourd'hui quand jeudi imaginez le jeudi à dimanche c'est 72 heures oto yoo xam ne toog nañ 3 mois dawuñu ñu war leen xoolaat mécaniquement chauffeurs yoo xam ne toog nañ 3 mois en inactivité ils ont perdu certains de leurs repères ñooñu ñëpp nga war a ñëwaat indi leen donc je trouve que réunion tey bi dafa yéex trop te dama jàpp ne sax réunion bi du réunion boo xamante ne dafay wax plus si conditions sanitaires yi nga xamante ne moom moo war a tax reprise bi baax ça va parler plus si naka lañ mën a def ba bu ñu paree ñu génn si parce que gare flottante yi ñuy wax nii mais ils sont en train de manœuvrer au plus haut sommet pour que mu nekk ay gare de relais ñu fay déparé te ñëpp xam nañ ne gare flottante mais gare clandestine la mënuñu ko organiser ba mu jaar yoon. alors que ci sa xalaat horaire yi ci fii di directeur des transports doon waxee sànq Dramé Seck ci li mu gis ni horaire yi moom bu ñu ko bàyyee li ñuy bañ ci moo ànd ak feebar bi. duñ ko mën a dékku. non il a raison foofu noonu. mais je pense que am na nu ñu koy organiser tamit c'est faisable parce que transport interurbain du lenn lu le prolongement du transport urbain te organiser nañ transport urbain depuis mars ba léegi transport urbain musul taxaw aftu yi ñu ngi daw Dakar dem dikk ñu ngi daw car rapide ak Ndiaga Ndiaye ngi daw benn moment on avait dit que moitié capacité lañ doon jël. Après ñu ne nombre de places assises. Et on a su le gérer et puis la Covid nous a montré que les Sénégalais savent bien faire parce que man yaakaaroon naa ne ñun mënuñoo dund sans surnombre de passagers et on est en train de le vivre actuellement donc la situation la plus normale kon bu ñu organiser le transport urbain war nañoo mën a organiser le transport interurbain mais qu'on n'aille pas vite en besogne man je suis un adepte de l'ouverture du transport interurbain mais ñu réfléchir si conditions optimales yi nga xamante ne moom mooy permettre une réouverture boo xamante ne duñ ci gis li ñu gis si convoyage enseignants yi te di ko regretter. Diaw lu ngeen mën a maye ci jubanti bi ci ubbiwaat te bu mu doon li nga xam ne moom la ñëpp di daw ubbi boo xamante ni nii virus bi lay gën a transporter sax que nit ñi. voilà ak lu ngeen ci mën a jël comme engagement. waaw xam nga ñun moom suñu côté engagé wu nañ ci ne lépp fi nga xamante fa la ñu yemale déjà ñun 4 personnes lañ ñu permettre ñu nekk ci oto bi y compris le chauffeur. donc 3 personnes la ñuy yeb. taxi yi waaw. waaw taxi loolu moom incha allahu rabi dinañ ko respecté mais monsieur Guèye dafa wax lu am solo ci début waxtaanam
mu jëm ci gaz flottante yi nga xamante ni moom ngay déplorer léegi man je ne suis pas d'accord que ñu bàyyi horaire yi ñu continuer te mënul sax nekk suñ ko defee jàppal ne organisation bi ñu bëgg mu am ci gare routière yi mënul am bu fekkee nit ki buy départ dañu war a am adresse am complet fa mu jëm dañu war a xam fan la bu fa àggee tamit dafa war a am foofu décharge boo xamante ni bii bu ñu ko bëggee topp dinañ ko fekk ba fi mu nekk ñu ne dañuy bàyyi horaire muy daw loolu moom day retourner. te gis nga horaire mënuñ ko organiser. de telle sorte que kuy dugg tamit non mënuñu ko organiser c'est impossible mënuñu ko organiser ba mu jaar yoon. il faut aussi ñu teg ñi nga xamante ne bii ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu ci garage yi ci gare routière yi parce que ñaari gare routière ñoo fi nekk muy Baux Maraîchers ak gare Rufisque bu ko defee ñoom ñu mun a teg ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu oto buy génn ñu mun a identifier bépp passager bu fa nekk ba pare mun a def contrôle sanitaire bi nga xamante ne bii dina permettre ñu xam ne kii di dem nii du yóbbaale virus bi fenn te loolu munoo ko am ci yeneen garage beneen bi mooy liggéey clandestin bi ñuy wax mais liggéey clandestin bi xam nga ne baaxul. mais lan yéen xam ngeen ko xam ngeen ni baaxul ci seen liggéey wala yéen a koy def. non parce que aussi ay chauffeur lañu rek de. waaw d'accord baaxul ci suñu liggéey. ba pare warul. mais loolu état moo ko seetaan saa waay wax na ko sànq ci ay biiri waxtaanam dafa am loo xamante ne bii civil mënul yar civil. mënuñu defar benn garage def ci tant de milliards ñu ne gare routière la am ay oto yu fay déparé dégg li ma lay wax baax de am ay oto yu fay déparé ñu ne leen oto yii nii yaa ngi dégg. dañ ko fay bàyyi dem ubbi yeneen garage yoo xamante ne bii ci ay mbedd la nekk ci ay roq ñu xam ko ay gendarme di leen fa fekk ay policier di leen fa fekk te terewul mi ngi exister mais ñooñu tey jii nii boo dee xalaat ñooñu ay sénégalais lañ duñu ay guinéen duñu ay gambien duñu ay mauritanien ay sénégalais lañ yoo xam ne Dakar lañ dëkk ñàkk lu ñu def moo tax peut-être ñu dem di def clandestin boobu mais pourquoi mënuñu ko organiser ba mu bañ a nekk source de corruption parce que man source de corruption laa ko tuddee lu tax mu tuddee ko mooy kuñ ci jàpp tey bu ñu la tegee daan yi nga xamante ni moom la ñu war a daan kiy def transport clandestin doo ko defaat mais nit ñaa ngi daw di jënd ay oto di continuer di ko def. mais lan moo tax yooyu sax di exister offre de transport bi ñuy def moo bokkul ak seen bos. bi foofu laa jëm si dama pareegul foofu laa jëm si. tey jii mënoo gaare benn 7 places client bu ci yéeg yéreem xotteeku nga ne kii nag moom baaxul mais moom moo valable moo war a dem comme naa nga ne oto bi baax bi nga xam ne clim baa ngi dox lépp a ngi dox yow kenn du yëg ci yow parce que sa oto valable waroo répondre ci ay normes transport xam nga c'est là où se trouve le problème nañu fexe changer parc cette place bi dañ ko war a changer soo ko mënul changer nga bàyyi ñu def transportation licence yi nga mun a jël sa licence yóbbu ko ci beneen oto pour nga mun a pour au moins ñu mun defar parking bi à partir de notre manière boobu benn la si beneen bi mooy damay wax toujours ne nañu boole acteur transport ci biir liggéey bi bu ñu buggee transport bi jaar yoon chauffeurs yi dañu sonn comme que ñoom laa toogal fii tey dinaa ci wax lu bëree bëri parce que tey chauffeur bu ci nekk boo demee commissariat dem di jëli sa ay kayit ci yenn condition nga koy jëlee amul benn chauffeur boo xamante ni di nga dugg biir commissariat ñu daggal la reçu te pourtant reçu boobu dafa important parce que reçu bi moom moo mun a wane yow ban infraction lañ la jàppee te dafa am infraction boo xamante ne bi concerné wul chauffeur bi borom oto bi la concerné soo ñu jàppee défaut vert sélectif lan la ñu war a attesté carte grise la ñu war a attesté kooku boo fayee da nga war a jël loolu nga yóbbul ko borom oto bi moom mu dem defar yi yaa ngi dégg vert sélectif boobu mu dem changé ko bu ko defee yow bu subaa yaa ngi dégg yow boo defee infraction nag yow ñu jël sa permis dafa am infraction boo xam ne permis la te tamit ñun bëggoon nañ benn affaire di ko ñaan te loolu ñu ngi koy ñaan ministre bi mu defal ñu benn affiche boo xamante ne bii dinañ xam ne ñun infraction boo def lii nga war fay ñu tafal ñu ko ci buntu commissariat yi parce que munoo bu ñu la jàppee faux sax dem dugg ci biir commissariat bi ñu la da ngay fay 6000 boo laajee reçu bu ñu la nee 3000 nga laaj reçu ñu la 6000 bu ñu nee 3000 boo laajee reçu ñu la 6000 ngay fay pour am reçu te fekk yow amoo 6000. soo waxaalee mën nga ko wàññi. non munoo waxaale parce que xam nga tey jii nii. waxaale warul am. même bu mënee nekk tam warul am li war a am mooy. mais xam nga ne réalité la. waaw parce que xam nga Sénégal lañ nekk. mais li nga xamante moom moo war a am mooy jàpp nañ ma lii lañ ma jàppee. infraction bi lii infraction bi lii mooy sanction bi
sooy dem yow bu la neexee bul sax nuyu ki nga fekk ci bureau bi. parce que tey jii nii yow am nga droit ñëw fekk ma sama taxi ubbi buntu bi yéeg ne ma place sàngam laa jëm saa nga nuyu ma am nga ci plein droit man am naa droit ñëw def infraction dugg ci biir commissariat bi tijji bureau bi tàllal la sama attestation jox la li ma war a fay nga delloo ma dem. xam nga am naa ci droit mais pourquoi booy ñëw ngay négocier ak yooyu c'est parce que chauffeur bi joxuñu ko gëdd fi mu toll nii nag. du ay menace du dara mais damay wax rek pour ñu prêter ci attention bu baax chauffeurs yi yeewu nañ parce que léegi y a des intellectuels xam nga kii ku dégg li mu fi wax yëpp xam ne am na lu nekk ci bopp bi ak te mi ngi yëngatu ci wàllu transport. ak yeneen chauffeurs yoo xamante ne bii peut-être seen jàng moo rate ñu dem wuti transport en commun wut livré ñëw nekk ci secteur transport bi. léegi yeewu nañ fi ñu doon naxee dootuñu fa naxee ñun nag développement lañ soxla ak concertation bëgg nañ waxtaan bëgg nañ développer suñu secteur mais à partir de ñun. yabaluñu kenn ñun suñu bopp soo déggee ñu ne ñun mooy regroupement yi ñun ay regroupement lañ yor nañ woo regroupement yi di waxtaan ak ñoom ñu wax leen ñun suñu ay difficulté ñu xool luñ ci mën mais pas di ñu jëlal beneen nit boo xamante ne bii intérêt boppam moo koy andi fa mu nekk bu waxee bu yuuxoo génn ñu ne secteur transport la fekk du secteur transport loolu aussi bokk na ci suñu ay mbébét ñu koy ñaan le ministre mu dajale acteur u transport yi bu ne président regroupement mooy chauffeur parce que chauffeurs yi ñëpp dañu daw dem boote ji ci président regroupement yi tey jii nii wax naa la ko sànq jox naa la exemple ci président Mamadou Seck président regroupement taxi urbain du Sénégal. jox naa la exemple ci président Diouf muy président Retramos liggéey bi ñuy liggéey ci transport ba transport sosoo diggante 1960 ba léegi gisaguma kenn ku koy liggéey ci façon boobu. bërki démb yàggul dara nga baal ma tuuti. président gare routière Rufisque Fallou Samba. def na fi loo xamante ni mën nañ ko saluer dem na ci garage yi bi màggal Touba di jot ak gàmmu Tiwaawan mu dem waxtaan ak chef de garage yi ne dajale chauffeur yi waxtaan ak ñoom ne leen màggal Touba bi bu paasee garage bu amul accident dañ lay primer jaar ci garage yu bari wax ko pour wan la ne rek li kii di wax crise de conscience bi moom moo nekk ci secteur transport bi moom moo jàpp chauffeur yi booy problème yu bari di am. bi mu waxee loolu. mais bi màggal Touba jeexee dafa woote place de fële mairie bu Rufisque woo garage yi mu concerné woon yëpp mais bi mu ñëwee zéro accident moom garage am moo am accident sax te benn Njaga Njaay bu perte contrôle daanu la mais yeneen garage yi mu demoon yëpp kenn daanu ci foofu jël na fa ay kër jox ko ay chauffeur jël ay prime ay 200 000 ay 300 000 ay 100 000 francs neexal ko chauffeur yi nga xamante bi defuñu woon loolu kon nga xam ne parfois tamit aspect bi sawaay wax ma wax ko sànq bu ñu ko négliger munoo jël ñi nga xamante ne bi ñoom ñoo yor Sénégal muy docteur yeeg alkaati yeeg doomu ministre yeeg et tout nga dajal leen ci benn bus jox leen benn Pape Diaw mu leen di yóbbu te Pape Diaw moom il n'est pas conscient mi ngi xalaat location mi ngi xalaat jabaram bu feebar mi ngi xalaat versement bu muy jox borom oto bi est-ce que xam nga bus yi jógee fii di dem Kolda bus bi li muy rëy léeg-léeg chauffeur dawal ko jógee Dakar dem ba Ziguinchor du am lu mu reere lépp ci réservoir bi lay dem liñ koy fay ak bagage yeeg yëpp bu fayee régulateur yi fay tout su àggee moom du am lu mu ci mun a dundee ñaari fan est-ce que xam nga loolu chauffeur boobu nan lay tranquille mooy li nga wax après mu dem jël ay façon yoo xam ne day yaakaar ne lii moom mooy tax moom mu nekk ni di yàkkamti yoon bi et tout léegi nañ réorganiser secteur transport bi mais bu ñu koy réorganiser nañ jaar ci les acteurs man li ma d'accordul rek ñu dem jëli ay journalistes wala dem jëli médecin non exemple laa joxe non exemple rek waaw exemple laa bëgg wax non ñëpp mën nañ ci wax sax mais xam nga la moo tax ma exemple dama ne tey jii nii boo ko bëggee defar mun nga woo journaliste yi woo ñëpp mais dama ne par exemple li nekk ci biir nga bëgg a dem jëli nu mu tuddati jaaykatu xar bi comme par exemple ma bañ a tudd journaliste bi dem jëli jaaykatu ginaar bi dem jëli maçon bi ñëw na leen léegi dem bëgg ngeen wax ma ci transport da nga fa mën a wax lu taxaw te yow moment bi nga koy def yaa ngi bàyyi kii dawal yaa ngi bàyyi opérateur bi yaa ngi bàyyi ki ci investir mais da nga ñooñu mais tamit xëy na solution bi seen biir lay commencer parce que ñii nekk ci transport yëpp ay acteurs transport lañ boo gisee ñi njaatige tey liggéeykat yi parce que problème yi ñu fi traité ci télé bi bari na ci chauffeur aftu yi nga xam ne amuñu statut chaque jour ñu yëglu grève ci wax ni ñoom
amuñu dara couverture sociale amuñu ci benn santé amuñu ci benn liñ leen di fay. mais ñoom matu leen sax dépense wu. chauffeur aftu yooyu mun naa la ci wax benn affaire. ak yeneen ak yeneen boo du ñoom rek xëy na mais oui. rapidement parce que waxtu yi fi mu toll nii. waaw du léegi ministre mi ne dafay subventionné ci transporteur yi la koy jaarale. waaw yokkal nañ leen sax. waaw non yokku nañ waaye nañ ko organiser rek nañ waxtaanaat ñu xam ñan ñoo ko war a jël tey jii nii xoolal aftu boobu ngay wax moo wax la ci benn secret chauffeur bi ëpp ay voyage moom la ñuy jox oto. waaw loolu nañ ko chauffeur bi gën a tey xeetu récompense yooyu nag bokk na ci luy. mais loolu mooy créer accident chauffeur bi gën a tey. point bi ñuy mujjee en 1 minute chacun parce que waxtu wi daj na fi mu toll nii. enjeu wu reprendre école bi. moo nekkoon fexe ba reprendre école. te virus bi du law. loolu la ci kilifa yi jóge woon bi ñuy yóbbu enseignants yi sax ci dëkk yi. boobu moom lajj na defe naa. du woon yéene kenn mais lajj na parce que enseignants yi naka lañ dem rek lañ tàmbalee di dépister. enjeu wu reprendre transport bi donte transport bi jote woon na aussi ak reprise enseignants yi. maintenant enjeu wu reprendre transport bi. te wax dëgg fi yàlla du ñu ne ëllëg. dëkk bi toj na ndax virus bi law na dem na fépp ba kenn ba nit ñi sax ragal jël oto yi finalement. loolu est-ce que chauffeur mën nañ ci jël kan moo ci jël engagement wala ñëpp ci ànd. pour mu mën a nekk en 1 minute chacun. man je pense que il faut avoir le courage de ses ambitions pour ñu mën a réussir pari boobu noonu il faut que ñu rompre avec certaines concessions yu ñuy defante maanaam raayante beeg kii foog ñu takk ko parce que situation d'urgence lañ nekk. horaire yi mënul ànd ak conditions sanitaires yu optimales. parce que déjà man. bi pandémie bi commencé arrêté ak léegi j'ai remarqué que fi horaire yi doon taxaw li fay dajaloo ci ay nit ci espace yu concis yooyu c'est inadmissible nañu réorganiser boo maraîcher bi nga xam ne ça nous a coûté des centaines de milliards créer ay manifestes ci bus yi comme ni ko compagnie aérienne yi defee kuy yéeg ñu jël say filiation Dakar ngay yéegee amul intermédiaire arrêt intermédiaire telle destination ngay wàccee ci diggante bi la dal dinañ ko mën a retracer loolu dina permettre ñu mën a retracer ñi nga xamante ne ñoom ñooy jógee ci dëkk yi di dem ci yeneen dëkk yi mais aussi dina permettre les 2 grandes gares de la région de Dakar mais ñu mën leen a exploiter à bon escient comme ni ñu ko war a exploiter mooy lan boo maraîcher dina mën a fonctionner interurbain dina mën a fonctionner taxi urbain yi dinañ mën a fonctionner interurbain yi urbain yi du moins dinañ mën a dox mais bu fekkee ne dañu bëgg a continuer ci concession yi di raayanteeg horaires yeeg jàppal ba day indi problème ba léegi pour man daal il faut qu'on ait le courage de nos ambitions dire stop aux horaires dem boo maraîcher organiser ko organiser nag laa wax su may wax organiser bi jaar yoon organiser ko ba interurbain bi mën manifeste bi moom defe naa ne ministre bi taxaw na ci ak acteurs yi pour ñu am livret boo xam ne kuy dugg oto comme ni ñuy duggee avion ñu xam la xam foo jëm buñ la soxlaa it mën laa woo ne la am na lu feeñ ci yow ñëwal gaaw wala ñu toppi la ba foo nekk Pape Ibrahima en 1 minute 30 secondes en 30 secondes sax yow lu mën a nekk la wala boog bu ñu ci demee rek boo moytul li ñuy ragal am ci à condition ñu bàyyi horaires yi dem di déparé ci gare routière yi te gare routière bu ñu fay déparé ñu doxalee ko comme ni ñu ko waxee gare flottant yi ñu bàyyi ko école bi moom kenn waxatu ko parce que école moom ñëpp xam nañ ne mënul nekk parce que li gën a gaaw a def transmission feebar bi mooy transport école moo ci gën a gaaw ak marché moo ci gën a gaaw marché yi aussi buñ ko bàyyi noonu rek nañ ci jël ay mesures di ko désinfecté yaa ngi dégg di am moment bu ñuy arrêté génne ñëpp désinfecté ko ba pare sénégalais aussi il faut ñu gëm ne feebar bi am na nañu respecté mesure de prévention yi nañuy takk ay masque di raxas seen loxo yi tey julli di tey ñaan yàlla mu musaluñ ci feebar bi mais képp ku toog sa kër yaakaar ne feebar bi amul yaa ngi nax sa bopp beneen bi aussi lu may tëjee mooy nañ ñu dimbale ngir yàlla ak yonent bi fi malade yi nekk nañ fa dem vidéo ko génne ko nit ñi gis ko ndax ñu gëm ne bokk au moins feebar bi am na. jërëjëf Pape Ibrahima merci beaucoup Pape Ibrahima Diaw vice-président Retramos réseau des transports modernes du Sénégal moderne gul nag bi ngeen ko taxawalee ba léegi moom. transport moderne dëgg fa yàlla moderne gul bu ñu dégloo kilifa gi de mu moderne. Moustapha Guèye consultant sécurité routière merci beaucoup. pour ta science merci beaucoup ci gunge bi. ñu leen di gërëm di leen sant ëllëg incha allah beneen jotaay pas ëllëg bien entendu.